président directeur général bu groupe Bouygues Bougane Gueye Dany sëñ bi Dany maa ngi lay nuyu. ñu sant bu baax Ahmed. ñu bëree bëri nag tàmmuñ daal di gis Bougane Gueye Dany ci télé tey bu ñu doon wax Bougane Gueye Dany kan mooy Bougane Gueye Dany. jërëjëf Ahmed maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi. Bougane Gueye ñu bari xam nañu tur wi nde yàgg na ci wàllu journalisme. jaar nañu ci kër yu bari yu ci mel ni Teranga FM yu ci mel ni Sud FM Saint-Louis jaar ci Walfadjri jaar ci Sud FM Dakar jaar ca RFM laata ñuy jël weneen yoon bu soriwut nag it ak la ñuy def. Bougane Gueye Dany journaliste la présentateur la def fi ci diir wi ñu def ci liggéey wu amandi solo woo xam ne ñu bari it ñu daan déglu rajo jamono jooje bàyyi woon nañ ci xel lool. Yàlla def ñu jublu ci geneen wàll nekkoon ci geneenuk liggéey waaye teewutoon ñu fàtte la ñu taxoon ñu doon la ñu ne. dañu doon wuti doole dong ngir mën a dellusiwaat ci mbir mi ñu ne tey ji. ci mbir mi ñu nekk tey ji yow yaa ko wax sànq ne nga daal nekkoon nañ ci média gannaaw gi nag ñu jël weneen yoon wu soriwul maanaam yoon wañ ne mooy mbirum communication ba tey bu ñu ko waxee kon xel yi dem ci d'accord société boobu noonu nga xam ne daal ci wàllum publicité su ma juumulee ci lay yëngu ay panneau publicitaire rek ñoom it seen. lan moo la motivé daal ba nga nekk ci wàllum journalisme di présenter journal di revue de presse xëy ne damay defi wàllum publicité. boobaak léegi nag ba ñu génnee ci wàllu journalisme defi leneen ak léegi dafa toll ci fukki at amaana sax xëy na moo waral wax ji tey. mais bari na ñoo xam ne yàgg nañuy dégg tur wi te mosunoo gis jëmm ci donte ci liggéey bi la ñu bokk ci wàllu journalisme la ñu nekk yàgg ci lool it. taxut ñuy wax suñu rajo ndax dañu ko ubbi jàpp nañ ne rajo bi du pour man ñu ko ubbi waaye pour askan wi la. jàpp naa ni journal bi du man ni ko ubbi waaye pour wax doléance yi askan wi la ma jàppit ne télé bi du pour man waaye pour askan wi la donc amutoon njariñ ñu ma cay gis wala ñu ma cay dégg wala it ñu cay jàng sama mbind je crois loolu moom moo taxoon ma jëloon tuuti recul nekkoon ci liggéey ba nga xam ne moom laa nekkoon te it di ci wéy ba tey dama bàyyi woon wàllu rajo bàyyeen di sax la may wax pour dem ci wàllu communication ak publicité foofee it ba ma fa demee dafa am benn déséquilibre bu amoon ci secteur boobu boo xam ne dama fixé woon objectif ne damay corriger déséquilibre boobu mooy ne wàllu publicité ak communication lu ci ëpp ay nit ñoo xam ne bokkuñu fi yu jóge bitim réew ñoo ko fi daan def doomu Sénégal yi tumranke woon ci lool ma jàppoon ne it su ma ci duggee war naa ci mën a defi jéego yooyu tey ji toll na ci fukki at kër googu di Dakar Consulting and Research ñu taxawal ko muy agence de publicité ay marque yu am doole nag ci àdduna jox ñu bopp ngir xereñ ak liggéey bi nga xam ne def nañu ko ndax yi ndaw yoo xam ne dañoo amoon Pastef am ko pas-pas lool nag ca la ñuy def ànd ci it ak fulla ak fayda ju bari lool ba tey ji liggéey ba moo indi tey groupe des médias ak yeneeni structure yoo xam ne ñu ngi ci biir groupe Bouygues bi nga xam ne man ma nekk ca bopp ba. yaa nekk ci bopp bi mais nañ des d'accord ba tey parce que daal dégg nañ ci ay xibaar ñu ne bi ngeen di doog a taxawal daal da ngeen ñëw rek bëgg a mel ni lu yàq secteur bi daal di def daal yëfu baana yooyu daal. amul professionnalisme maanaam daal da ngeen dugg rek dugal ci def agence Bawol. alors loolu. xam nga ña ko doon wax it wax ja fa mu jugewul woon ci ay doomu Sénégal maanaam ñoo xam ne dañoo nekk ci réew mi. mooy la ma lay wax ne bañ ciy dugg dañ cee fekkoon ñoo xam ne ay multinational la ñu woon ak i agence yoo xam ne ay nasaraan li ci ëpp ñoo juge woon ci seeni réew ñëw ubbi ko fii ci Sénégal donc agence de publicité boobu di d'accord ba ñu ñëwee ñun ay doomu Sénégal lañu ñun on maîtrise les réalités socio-culturelles de notre environnement muy réew mi. nit boo koy jaay dara day fekk nga xam ca moom lu bari. xam ca moom lu bari goo jaay dafa am solo lool te it bokk ci li nga xam ne tax na ba ay marque yu am doole ci àdduna jox ñu bopp marque yooyu
ñu bari xam nañu ko boo rombee ci panneau publicitaire yi ci dëkk bi ci 10 ans wu d'accord yi gis nga ca marque yooyu yëpp muy ay marque internationale ñooñu du ñu fekk kuy taaba wala kuy taqale wala kuy taf yëngal ñuy yëkkati seeni alal di yëkkati seeni budget di la ko jox dafa fekk ne dafa amuk liggéey boo xam ne yenn ci agence de publicité yooyu ay nasaraan yore woon wala ñuy ay multinational dafa am daanaka genn ko liggéey goo xam ne dañ ko doon def mooy ne dañu doon jël commission d'agence xam nga tey boo demee Zik FM nga fay jënd publicité muy jar yow mi nga xam ne maanaam commerçant nga dem Zik FM dafa jënd publicité muy jar 1000 francs boo ñëwee 1000 francs la nga koy jaay duñ ko wàññee waaye bu dee ne da nga am gëddëy agence de publicité boo ñëwee dañ la koy jaayee moins 15% maanaam dañ la ci wàññil 15% yooyu agence bi moomu ko ndax agence bi la muy dem di jënd li marque bi publicité ba dañ ko koy fay mooy ay honoraire d'agence am donc remise bala support bi mooy Zik FM wala beneen rajo bu mu mën a doon remise ba mu lay defal client bi si boppam moo ko moom mooy marque ba ngay publicité donc agence yu bari ñoom daawuñu delloo def remise boobu delloo ko marque ba ñun ba ñu ñëwee dañ ne li xew ca réew ya ngeen jóge yéen mooy ca tugal remise boobu wàññi boobu bu ñu la ko wàññilee la publicité bay jar da nga ko war a delloo annonceur ba ñun nag ñu bind annonceur yëpp ne leen remise bu ñu defal ci média yi dana leen ko delloo. mais kan moo la njëkk a jox daal budget bu tax ñu naan budget d'accord ñu ne bi yoon gagné na nangami million. alors ñun ñu ngi tàmbalee suñu budget bu njëkk bu ma juumul les nouvelles galeries du Sénégal mooy NGS bu Matar Mboup bu waa kër ñoom Serigne Mboup dafa fekkit ñu tàmbalee ndo ba ñuy tàmbali la gën a am solo ca tàmbali ga nag amet nga jéggal ma rek ma yegg ca mooy nañu tàmbalee je crois que nañu tàmbalee dafa am solo lool dama am sama benn xarit boo xam ne mu ngi fii di ma dégg muy sama xarit bu ma jege lool ma jëlit sama doom tudde ko boobaak léegi ñu ànd nag ci ànduk ngor ak kóllëre booba man maa ngi nekk ci journalisme moom mi ngi nekk ci business ba ñuy tàmbali liggéey bi ba mu bëggee tàmbali liggéey bi mu soxlay moyen it ma soxla woon yi moyen waaye doole ji matewu ko ma ñëw ne ko il faut nga lebal ma xaalis mu ne ma yor naa 1 million yëkkati 1 million ya jox ma kooku na mu ngi fi Noël lu tudd Noël moom laa tuddee sama ñaareelu doom bu góor 1 million yooyu ba ma ko abalee ma dem ci notaire bu tudd maître Moustapha Ndiaye mu ngi fii moom moo constitué société bi delloo ma 750 000 mën na maa wax ne ca 750 000 yooyee laa démarré parce que ba ma xoolee 750 000 yi daa néew lool ma dem ci sama góor gu baax googu nga xam ne lépp moo ma tey muy Serigne Mbacke Soxna Lo ne ko sëñ bi dama bëgg a tàmbali société bii may taxawal lu muy def ma wax ko loo yor ma ne ko yor naa 750 000 mu ne ma booy ñëw ëllëg indil ma 500 000 yi alors boobu ma ngi may natt te comme ñun murit lañu ndigal dong la ñuy jëfee ba may ñëw ma indi 500 000 yi booba ma ngi may bëgg a misaal ba ñu duggee ci néegum biir ba mu ne ma lii dama la bëgg a wax ne bu fekkoon ne lii dong nga yor muy 500 000 yi def ko ci boo ko ci defee nag ànd ci fulla ak fayda te boo ko gëmee rek suñu borom dana la ci jàppale. moom sëñ Mbacke Soxna Lo moom sëñ Mbacke Soxna Lo te ba may dem ca moom da ko wax loolu amoon naa yaakaar ne su ma ko waxee ne ko damay taxawal société mu yëkkati ca lu diis la mu toog lu bari la mu yor yëkkati jox ma waaye moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ doon jàngal askan wi naka la ñuy nappe donte nag ku mënoon joxe jën la waaye da daan jàngalaate naka la ñuy nappe waaw. mais diggante bu ñu desee foofu ba tey 2004 ñu gis Bougane Gueye Dany 2003 2004 ma ngay revue de presse 2008. non 2002 parce que 2002 laa mais ba 2003 maa ngi RFM absolument yaa ngi RFM 2008 ñu ne taxawal nga rajo ñu bëri ñu ne waa mii waa ji moom mbiram mii moom gaaw na di daawaataati jéeg ma ngay journal léegi lii coow li mel ni tulleeg màlle Ahmed booy natt tey samay at maa ngi ci 36 ans 36 ans bu fekkul doomu aadama bi mu jóg fippu te xam ne luy jot na ci àddunaam je crois que mun naa yéex a décoller ci àdduna man dama bokk ci ñi gëm ne liggéey dong moo am solo
liggéey dong moom moo mën a tax doomu aadama bi yegg fa mu war a yegg liggéey dong moom moo nekk te mooy njëkk mooy mujj ma àndit ci kër goo xam ne ci loolu lañ ma tàggat nee naa la dama ànd ak kilifa gu mag goo xam ne ku ko xam ci wàllu liggéey nga ko xamee tey tàggat nit ci liggéey muy Serigne Mbacké Soxna Lo nekk ci peggam dafa doon loo xam ne lu ma jox pastef la doon it loo xam ne dafa ma tax ma gën a gëm sama bopp jàpp ne liggéey dong moom moo fi nekk te leneen nekku fi musuma nangu tàllal loxo musuma nangu nit di ma jàppale téyel ci lii wala jàppal ci mbay wala nangam musuma ko nangu musuma ko nangu Amet man ataaya du ma toog aw ma jotu toog di naan ataaya bañ naa ko du ma ko naan donte naar la parce que dama jàpp ne perte de temps la mariage ki bëloote ki nangam du ma ko def parce que dama jàpp ne lu may tardeel la donc lépp loo xam ne lu may tardeel la ci àdduna musuma ko nangu def 2003 ak léegi boo koy natt fukki at la nee naa la bu ci nit juree doom ma nga collège 5e collège lay nekk bu dee xale bu jigéen jànq la bu dee góor dëgër na nañu bàyyi di gestu journaliste ba woon wala reporter ba woon moonte dañ koy misaal ci commerçant yi de ñu ne borom butigu mbagg boo gis xel ma wala xool wa cantine wala magasin ma nga ca waaye léegi lu tax war ñu mun a jàpp ne ab reporter télé wala rajo boo gis xool ba ab rajo ma nga ca wala télé ma nga ca waaw ci diir fukki at lu tax man Bougane Gueye waruma war a mën a am télé ñi ko am ñi ci bari ñi fi nekk bokk ñu ci profession bi maanaam mosuñoo doon journaliste lu tax ñun tey journaliste yi ñu war a mun a nangu keneen ku bokkul ci profession bi ñëw jiite ab këru taskatu xibaar boo gisee coow li di bari nii parce que ñooñu dañ leen a xamee leneen yow chaque jour ñu dégg ñu ne politiciens yi est-ce que diw nekkul ci ginnaaw mën naa la tuddal sax tur Pape Diop moo nekk ci ginnaaw Bougane Gueye Dany tur kooku moom chaque jour day génn wax nañ ci ñeneen bari na ñu ñuy lim waaw mais bari na ci ñu ñuy lim xam nga Ahmed je dis de manière très claire et de manière formelle xam nga tey dañ ma jox sax occasion pour mu mun a tontu ci wax jooju bu ñu waxante dëgg lu jëm ci wàllu politiciens yi ñuy tudd di ma leen dendale de manière très claire musuma am relation de business avec aucun politicien ak ku mu mën a doon du ku nekk ci nguur gi du ku nekk ci nguur ga woon du ku mus a nekk ci nguur du koo xam ne kenn koo xam ne mus naa taxaw mun naa taxaw prouver fenn ci àdduna ne mus naa nekk ak en relation de business ak un politicien nee naa la benn actionnaire moo nekk ci lii may yëngal yépp benn actionnaire moo ci nekk parce que ba may tàmbali moom moo ma abaloon 1 million de francs te dama jàpp ne ba ma koy jox 1 million boobu mu ma joxoon man damaa jàpp ne milliard la te ba ma koy jox it dama gëm ne lii mu ma abal muy 1 million ay milliard la mais te dafa gëmoon ne mën naa ko liggéey ba mu dooni milliard xam nga lu am solo Ahmed mooy gëm-gëm damay delluwaat tuuti ci wax jooju pourquoi gëm-gëm am solo gis nga en 2002 ci lañ ma dàq Walfadjri ñi ma xam ña nekkoon Walfadjri xam nañu sama relation ak na ma jóge woon Walfadjri Sidi Lamine taxaw naa ci kanamu ñëpp ma ne ko Sidi su ma tollee ci at yi nga toll bu ma ca tollee man maa lay ëpp alal maa lay ëpp tur maa lay ëpp xaalis barke Xaadimal Moustapha parce que dama ko gëmoon te jàpp naa ni ay xaritu politicien ñaari nit laa am ci ay xaritu politicien mooy Pape Babacar Mbaye jëm si yàlla ji Pape Babacar Mbaye sama Parti socialiste beneen bi Moussa Sylla maire Parcelles Assainies bu weesoo ñooñu mais il faut nga expliquer aw ma benn relation ak de business avec qui que ce soit mais ak lu ci nit mën a wax mais il faut nga expliquer kon sa diggante ak Pape Diop mais sama diggante pourquoi gars yi collé wuñ la ak ñoom Moussa Sylla dul la collé chaque jour ak Pape Diop sama diggante ak Pape Diop dafa fekk ne en 2002 je crois bi ñuy def élection locale yi Pape Diop dafa soxla woon ku doon yittewoo maanaam ses relations avec la presse maanaam un attaché de presse et ñu boole ma ak moom ab journaliste ba mu bëggul tudd turam fii ci réew mi moo ma boole ak moom ba mu ma booleek moom Pape Diop mu ngi may dégg jaraluma sama bàmmeel dama signé un contrat de prestation sama diggante ak moom mu fay ma ca jamono jooja 3,750,000 rusu ma koy wax dama liggéey mu fay ma occupé wu lépp lu jëm ci wàllu relation presse
ci campagne électorale booba ba ñu jógee ca loola ci awma benn relation ak Pape Diop te nag bu ñu waxantee dëgg xam nga Ahmed Sénégal dañoo nekk ci réew moo xam ne nit ñi dañoo bëgg wax bëgg taqal nit bëgg yàq deru doomu aadama Pape Diop ba mu nekkee ci diggu nguuram ku nekk bëggoon naa nekk ak moom ñoom waa PDS ba ñu nekkee ci seen nguur ku ne bëggoon naa nekk ak ñoom man it bu ma amoon possibilité jamono jooju nekk ak ñoom xëy na doon na ma dimbali sama business parce que ñaata marché de communication lañ fi jël jox ko ay tubaab. ñaata marché de communication lañ fi jël jox ko ay tubaab ba ci OCI bu mujj bi ay tubaab lañ ko jox marché APIX bi ci liggéey yi mu doon def ci jamonoy tali yeeg nangam mi yëpp ay tubaab lañ ko jox monte de bu fekkoon ne dendale gañ ma doon dendal ak ñoom am na waaye loolu waroon na mun a am ndax bu amoon ma daal di jël marché yooyu yittewoo woon naa ko mais damay sant suñu borom ba nga xamee ne dendale jooju amul marché yooyu jotuma ko te teewul la nga xam ne suñu borom wërsëgale na ma ko jot naa ci. kon Papa Diop moom D-Média nekku ci actionnaire bokku ci. mais bu fekkee ne nit mun naa prouver ne Pape Diop wala ku takk ci Pape Diop wala Ablaye Wade wala ku mus a ànd ak Ablaye Wade wala ku takk ci Ablaye Wade wala ku ànd ak Macky Sall wala ku mus a jege Macky Sall wala Idrissa Seck wala qui que ce soit parmi ces politiciens yu ñuy cité ku mën a prouver ne mën naa ànd ak ñooñu wala maa ngi ak relation de business ak ñooñu lu ma yàlla jox ci kaw suuf ma yëkkati ko def ko ci sa tur barke Xaadimul Mustafa il faut que nit ñi bàyyi di sos il faut que nit ñi bàyyi di takkal doomu aadama yi ci ay wax yoo xam ne ay waxi kasaw la Sénégal dong ngay gis fasub course am nit jël pay ñu ne monte xanaa gisoo deuxième bi moo dàq daw il faut mentalité boobu nit ñi jàng jéem ko dindi ci seen doxalin ak ci seen àdduna Bougane Gueye dafa am chance nekk ak ay collaborateurs yoo xam ne dañoo partager sa vision nekk ak ay collaborateurs yoo xam ne dañoo xam fan laa bëggoon a jëm yàlla moo ma dimbali ba ma jot ci doomu aadama yooyu ànd ak man tey poussé ma ba ma yegsi ci li nga xam ne moom laay def. d'accord jàppaleeg suñu borom la ak Pastef ak rigueur ak volonté ak engagement moom moo ñu indi. d'accord comme que loolu it dafa nekk loo xam ne man ñay wax ak ay ŋàññ yàlla xam na ne boolewu ma leen sax ci sama àdduna xam nga ñan ñoo ma intéressé. ñi nga xam ne dañ lay ñaanal di daj ci yow di dajeek yow. di rafetlu liggéey bi ngay def xam nga ñan ñoo ma intéressé Ahmed lii waykat bay wax naan bu wërsëg buy ñëw bu mu fàllee koy ñoddi waaye buy demit ceenu batu mënu ko téye dafa doon wax joo xam ne wax ju ma gëm la muy ñaari mbir yoo xam ne dinaa la ko tojal léegi beneen waykat bi ne xamal ne yàlla dafay dénkaane te li nga yor tey mun naa fexe ba ëllëg boo lekkee dañ laa yekkal boo ma xoolee yéen ñi nekk ci biir kër gi bu ngeen ma xoolee xam ne noonu lay doxalee parce que dama gëm ne lii suñu borom moo ma tànn ci biiri nit ak engagement bu ma am fexe ma jiite leen te mun naa def tamit ëllëg damay bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di jiite mais may sabablu di ñaan suñu borom mu kattanal ma fexe maa wan samay noon ma xam leen xam nga lu ma jaaxal noonu bu ma xamul. d'accord mais nañ dellu soit ci groupe bi comme que ñoom politiciens yooyu nekkuñu ay actionnaires yaa ngi leeral mais instant bi wax ñu support bu ne nan nga amee financement bi par exemple Zik FM moom moo njëkk a ñëw da nga jékki-jékki rek daal yow yor sa benn 50 000 wala 100 wala 150 fan la xaalis boobu jógee. alors pour wax ju leer. D-Média mu ngi tàmbali ak magazine bu naan Dakar Live. xam nga magazine moom taxawal ko jafewut. te nee naa la dama nekk ci agence de publicité ku ne xam na ne agence de publicité duñ ne xaalis ba bari na lool waaye ña ca nekk ñu ngi suturlu te ñu ngay mas astuut et loolu nag ci 2003 ak 2008 def na quand même juróomi at am na tuut loo xam ne jot nañ ko caa am ba taxawal nee naa la bi ma moment yi ma bàyyee journalisme dama dajeeg benn kilifa ci suñu profession bi mu ne ma sama rak yow doonatoo journaliste xanaa gisoo oto bi ngay dawal nangam ma ne ko yow grand looy wax ni xanaa da ngaa jàpp ne journaliste dafa war a nekk ci misère ba de man bokkuma ci ñi gëm loolu te nag grand jàppal ne dawuma journalisme je suis en train de chercher les moyens pour revenir et m'épanouir dans cette profession damay dem wuti doole ju tax danaa dellu siwaat ci journalisme
ngir mën a yeggale liggéey bi nga xam ne moom lay def waaye yàlla tey joxuma jot boobu waaye jox na ma yéene ji ci taxawal li nga xam ne moom moo di groupe de presse bi ma ko taxawalee en 2008 maa ngi njëkk tàmbali ak Dakar Live mu doon magazine bi Massamba Mbaye moo ñëw jiite ko ak ñoom Félix Zale def ci liggéey bu am solo wax dëgg yàlla bi ñu defee quelque temps Madiambal Diagne laata loolu fekk na tëjoon na Première FM di ko jaay it di jaay matériel bi ma yëg ko dem ci moom ne ko grand lii ngay jaay de mënees na koo yëngal lijjanti ko liggéey ko defaraat ko xaalis mu ne ma ne ko waaw mu def ma confiance moom tamit Madiambal Diagne ma ko ci gërëm parce que ba ma defee confiance moo tax ma daal di taxawal Zik FM ñu bind ay lettres li may wax dafa am importance fréquence su Zik FM ci turu Première FM la nekkoon ca la musa nekk nag Zik FM amutoon. 100 xaw ma ñaata. 105.9 ñu tàmbali liggéey ba après fréquence d'approche aéroport commencé am problème ñu ne ñu dañuy changer fréquence yóbbu nu 89.7 lii moom moo taxawal Zik FM ma taxawal ko ak Madiambal Diagne fréquence su Madiambal Diagne la ñu tàmbalee Zik FM. mais moom dafa ñëw jox la matériel bi ne la lii actionnaire la. actionnaire moom laa dafa ñëw dugg ci capital bi nekk actionnaire man ma nekk actionnaire. kon li mu ca financé bariwul. ñu tàmbali liggéey bi noonu ba ci yenn ci journalistes yi sax ña nekkoon foofu la ca moom Simon Faye mi tey ci la bokk. Simon Faye mi rédacteur en chef Zik FM ca la bokk ñu ñëw ñu tàmbali liggéey bi. d'accord ñu dem jëli ñoom Pape Cheikh Diallo ñooñu ñu dem jëli ñoom Carl Rogers ñoom Jules Junior oui ñoom Jules Junior jëm si yàlla ji ma koy jaale maison de la presse ñi nga xam ne ñëpp dañoo nekk ci wàllu presse bi dem jëli ñoom kooku jiin et kooku noonu la ñu commencé pour Zik FM et suñu borom nag moom mooy dëgëral suñu borom moom mooy dooleel suñu borom moom mooy joxe notoriété suñu borom moom mooy dooleel ab mbir ba mu yegg fa mu war a yegg Zik FM jaar ci yoon boobu yegg si fi mu yegg si tey. ñu jékki-jékki ñu gis tribune waaw tribune moom di Zik FM moo liggéey bénéfice wala loolu tamit bénéfice su d'accord la wala daal da nga am tamit ay nit yu mel ni Madiambal yu ñëw ne la kañ tijji. waaw nee naa la commerçant boutique mbagg boo gis magasin moo nekk ca xol wa am nañu rajo am nañu magazine ñu ngi def magazine di génn benn yoon par weer mais bu doon suñu sago kay ñu am journal boo xam ne day génn bis bu nekk. et bi ñu taxawalee la tribune suñu collaboration ak Madiambal tamit daf ci am doole lool. parce que Madiambal dafa am kër gi nga xam ne moom moo di Avenir Communication dafa am imprimerie boobu Madiambal ubbi daal di ñu nekk en relation de business ak ñoom. ñu ñuy may ñuy imprimer di fay daanaka weer bu ñu imprimer jaay suñu journal bu semaine ba jeexee ñu dajale lañ ca dajale ñu am ko jaay bu ko defee bu weer wa deewee ñu seet la ñu am daal di fay. d'accord ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Avenir Communication. dernière laaj bi rek balaa ñuy dem ci publicité. Sen TV. télé moom ñëpp xam nañ ne moom télé moom ay millions koy ubbi moom boobu moom xam naa du dina uuteeg ay tribune ni dañoo kii kalangaatu góorgóorlu. Sen TV moom. xaalis bi fan la jógee. alors pour. nit ñi ñooy wax ne affaire yi ñoo gaaw. c'est important gaaw mais xam nga bu kañ la fi doon journal ak revue de presse. tout à fait ubbi rajo ak télé. c'est important c'est important moo tax buñ ñu ko laajee ñuy nekk à l'aise. waaw pour répondre ci. dañuy nekk très à l'aise Ahmed wax naa la nee naa la dañoo nekk ci groupe boo xam ne dañoo am ab agence de publicité am ab agence de monitoring am ab régie publicitaire panneau yi ngay gis ci dëkk bi li ci ëpp. ñun ñoo ko moom muy kër gu nekk ci biir groupe bi di ci liggéey loolee lu ci nekk day génne ay bénéfices yu takku at mu nekk li may wax nii ñi ci nguur gi ak ñey lëñtu ba ci yéen journalistes yi xam nga c'est important également que journalistes yi di def un travail d'investigation loolu yëpp dafa nekk fii loo xam ne tey nit mën na koo gëstu pour xam exactement fu ñu jaar tey nu ñu def ba financer télé boobu c'est très simple ay liggéey la ñuy liggéey ay nit yu ñu defal ay traite ak i xaalis yu ñu am ci yenn ci banque ci dëkk bi la ñu dajale ba daal di taxawal télévision boobu. mais li ci am solo. waaw mooy ne dafa am benn télévision boobu dong laa mun a taxaw ci Sénégal
ne nit def na ci xaalisam. télé ba. muy Sen TV keneen ku dut man mi nga xam ne man maa ko moom télévision Sen TV rek laa mun a taxaw waat ci àdduna ak allaaxira ne beneen nit dugal na ci xaalisam. kooku na kilifa la gu nekk ci dëkk bi goo xam ne du politicien amul parti politique bokkut fenn nekkul ci média amul benn intérêt ci média déggoo man la dafa ne man naa la wóolu nga ñëw sama usine kooku c'est un industriel un sénégalais un industriel ku jar a gërëm xam naa ne waxturam du ko neex mais xam naa ne ku jar a gërëm la parce que woo na ma ba ma ñëw mu ne ma dama gis Bougane liggéey bi ngay def ci dëkk bi mu wóor ma ne Sénégal bu ñëpp bu jeunes yu bari royoon ci yow lii ñu nekk danañ ko weesu. daal di yëkkati 25 millions def ko chèque def ko ci sama tur ne ma lii maa la ko jàppale. lii maa la ko jàppale te xaaruma ci dara. du bor barke Xaadimul Mustafa maa la ko jàppale te xaaruma ci dara yëkkati 25 millions jox ma ko nee naa la c'est un Sénégalais c'est un industriel bien connu. nekkul ci parti politique jàppalewul parti politique nekkul ci média musul lifin ci yëfi média donc pour dire rek Sénégal bu dee nit ñaa ngi bon am na ñoo xam ne ñu ngi ak seen i ñaan di ñaanal doomu aadama yi am na ñoo xam ne ñu ngi ak seen i alal bëgg cee dimbali ay doomu aadama. d'accord voilà donc c'est important ma wax noonu donc niñ ko financé mooy li ma la wax ne la structure yi nekk ci groupe bi ku ci nekk jël na stuut def ko ci li nga xam ne moom moo taxawal tey Sen TV. mais xanaa lebi nga banque tamit nag. loolu ñoo di génnee donc. je dis de manière formelle. waaw Sen TV def nañu investissement bi ba pare. demuñu taxaw benn banque ne ko lebal ñu ci nangam bi ñu paree la benn banque def benn refinancement. li may wax kay dafa leer. bi ñu paree investissement wu Sen TV ba pare la benn banque ñëw pour def refinancement. d'accord nañ dem publicité dellu si waat